Sénégal gis ngeen dëkk bi nu ñu jëlee seen garde nga Sénégal da ngeen war a jël seen garde gis ngeen ñu si ça c'est pour vous sensibiliser waa Sénégal donc tu as vu malgré que gars yi ñoo ngi liggéey mais tu vois dañuy aar tamit chauffeur yi communauté conducteurs yeeg chauffeurs yeeg tout tu vois fii buntu la woon mais dañ ko mu bus yi même c'est pareil fii buntu la woon mais dañ ko tëj ca kenn donc bande bu rouge bi tout ça kenn doot awet fee tam kii dawal quoi kii donc voilà waaye gis ngeen liñ ci bind yëpp ay sensibilisation la voilà donc mesure de prévention tu vois veuillez ne pas dépasser cette limite à moins moo ngi liggéey mais moo ngi liggéey mais si sécurité du exposé bopp donc voilà si tramway bi laa nekk nii même bus yi c'est comme ça tu vois donc parce que am na ñoo xam ni foofu ñu liggéey mënuñu bañ a liggéey donc mais dañuy am papier dañuy am dérogation pour mun a liggéey comme sama genre bi dama am papier bon nekkuma di taxawaalu fii comme ni ma nee sunu sama sago comme ñëpp ni ñuy def damay toog sama kër donc comme ñëpp noppalu donc mais foofu ma liggéey donc dama am kayit bu ma tasanteeg alkaati yi wala police tout ça damay génne sama kayit wala leen boo xam ne sama patron moo ma ko defal def si tampon tout bu wane ni sama liggéey mënu ma ko def de loin dama ko war a def donc voilà donc tout ça c'est vrai dama koy def pour essayer de sensibiliser donc parce que xel doyul parce que am na ñoo xam ne xamuñu voilà xamuñu lépp loo wax donc voilà parce que affaire bi dafa grave Covid 19 bi la dafa grave bàyyiwul kenn donc lépp la nga xam ne gis naa ko fii mooy la nga xam ne mun nañ si jëriñu tamit dama koy jël partagé wu ko yéen pour yéen tam parce que nit lu baax ngay roy nit àdduna booy roy lu baax ngay roy donc nit booy toppandoo lu baax ngay toppandoo kenn terewul nit toppandoo lu baax donc voilà donc te en plus ñi nga xam ne dañoo nekk Dakar wala dañoo nekk fii comme gars yi ñuy def souvent bu ñu amee feebar wala lu leen métti wala lu leen jaaxal li ñuy jëkk a def mooy dem fii dans les villages nañu bàyyi waa village parce que village dañoo toog seen toog demuñu fenn di liggéey seen liggéey di daan seen doole donc faut pas que yéen bu ngeen amee lu leen métti wala dara ngeen di sëkkat ngeen xam ne leen ngeen di daw di dem village di làqatu loolu faut laisser ça da ngeen di lor waa village bi santé médecin amul fa dara amul pour gars yi jóge fa dem ba foofu di jël ay kii dool dafay garaaw day gën a garaawal situation bi parce que y a pas que nekk fii di y a pas de honte gis nga feebar du honte yàlla moo koy teg nit bu la def feebar dale muy luy wàlle wala léeg la nga ne man xare la genre xare la nga ne man lii dal na ma waaye dinaa def lu tuuba du dal sama keneen bu dul sa mbokk mu ne lii du dal keneen dal na ma damay dem ma signalé wu ma woote téléphone ma ne man de léeg la au contraire yow loolu tout pour man grandeur nga si am pour man c'est quelque chose grandeur la quoi parce que du loo xam ne yaa ko teg sa bopp mais yow nee nga man lii dal na ma même bu ma siy dem naa si dem mais du ma ko wàllu suma famille du ma ko wàllu sama dëkkandoo du ma ko wàllu keneen ku ma xamul sax parce que ñeene wu ma ko kenn yàlla def na ñëw na si kon lii la ñuy wax ko kenn la nga woote sa téléphone voilà y a pas de honte amul benn maladie boo xam ne honte la maladie yàlla moo koy teg boo feebaree da ngay faju docteur boo xamul sa li lay metti du la faj quelle que soit maladie boo mun a am boo demee ba si docteur yi ñoom dafa am boo xam ne ñu naan secret médical médecin amul sax droit nga dikk nga feebar nga wax ko sa feebar mu dem mu nettali ko wala dara bu ko waxee bu la neexee nga porté ko plainte secret médical dafa am
médecin amul droit di bu la neexee nga porter ko plainte secret médical yow ak moom ak yàlla donc voilà léegi nag Macky Sall moom def na li mu war a def en tant que président bu loolu weesoo les hommes politiques ñoom itam def nañ lu ñu war a def ñoo ngi déggoo nekk benn les guides religieux def nañu lu ñu war a def maintenant c'est le peuple bi moo des ñoo war a wane seen maturité j'ai bien pesé mais moom maturité peuple bi ci boppam ñoo war a wane seen maturité voilà peuple bi ci boppam ñoo war a wane seen maturité parce que seen gouvernants yi ñoo ngi def lu leen war ñoo ngi jéem ñoo ngi def lu leen war nitu diine yi wax nañu léegi yéen ci des waaw wane na leen Sénégal benn la benn bopp la te tey xeex bi yëpp xare la xeex bi yëpp ñun ñëpp dañoo boole pour génne fa coronavirus bi comme ni ko peuple yëpp defee partout dans le monde peuple yëpp boole nañu pour xool nan lañ xeexee lii léegi nag loolu nag dafa laaj population bi ku nekk indi si partem ku nekk ñëpp participer si pour ñu xeex ak lii parce que ça concerne tout le monde mënoo ne man bokk ma si parce que sa kër dëkkandoo buy lakk nga ne non man bokk ma si rek laa du ma si taxaw du ma si tëkkal sa kër moo siy topp donc lii ça concerne tout le monde donc comme ñun donc voilà ku mun a jàppale sa dëkkandoo koo xam ne amul lu mu jënd saabu wala dara nga may ko saabu bu fekkee amul ndox nga may ko ndox bu génnul du am lu mu lekk yaa ko tane nga dem nga may ko 2 kilo 3 kilo ceeb te yàlla rek tax nga def ko te yàlla rek tax parce que yaa ko tane parce que bu génnee di wuti ji bu indee feebar yow doo si mucc yéen a dëkk sa dëkkandoo la wala leeg la donc ay des gestes yoo xam ni geste xam nga ñu def attention si taalibe yi surtout taalibe yi ñu def attention si prisonniers yi parce que ñooñu aussi population boo xam ne dañoo bokk si nit ñi te genre feebar yi su duggee si kiiwu carcéral yi moom kenn waxatu ko genre feebar yi kenn waxatu ko voilà boo gisee may préféré maintenant may wax olof di wax ci sama langue parce que li may wax man dama ko dessiné presque boo xoolee ak sama peuple d'habitude bu may wax fii français lay wax wala parce que wu tax parce que ñi may suivre la plupart du temps c'est mes amis ñi nekk fii du ñu dégg olof ak tout ça mais comme lii may wax nii presque dama ko dessiné ak sama peuple pour partager ak ñoom il faut ma wax ci langue Kocc Barma bi nga xam ni moom la ñu xam pour ñoom ñu mun a pour message bi mun a jàll donc pour message bi mun a jàll moo tax may wax may partager lu ma gis fii la nga xam ne ndax nit lu baax ngay roy tricher lu baax loolu dara neew si lu bon la nit warta mun a tricher kon su ma ñëwee réew mi fii ma gis ñoom ni ñuy def pour xeex ak feebar bi ma gis ni lii su ma ko partager ak sama réew ñoom ñu gis ko buñ ko jëfee dinañu arranger dina baax si ñun si xeex feebar yi dama koy def sans hésiter donc voilà sans hésiter xeex bi nekkul fii di xuloo di saaga di waxante wax ju ñaaw loolu dañ ko war a jël teg ko fële ku nekk na nga mën a def sa côté rek pour rek ñu xeex ak feebar bi rek nga def ko ku nekk nag na nga ko mënee pour rek xeex ko loolu bii bi loolu la parce que guides religieux yi def nañu seen devoir gars yi ñoo ngi leen doon xaar feneen mais def nañu seen devoir ñoom ñëpp suude nañu wax ñëpp dégg nañu lu ñu wax homme politique yi def nañu seen devoir bàyyi nañu seen xiiroo ŋaayoo lépp ñëpp xeex nekk si ginnaaw président Macky Sall donc ñun nag maintenant ñun le peuple ñoo war a bàyyi wax bi jëfe mais fukki nit buy gas fukki nit di suul pënd bi rek mooy bari waaye kàmb du mu saam voilà adduna nag ba mu nekkee adduna ba léegi nii la mu sa demee daa am ñuy defar am na ñoo xam ne yàq rek moo leen arrangé ñooñu ñoo raw coronavirus am na ñoo xam ni coronavirus bu ñuy xeex bi ñoo ngi foofu Sénégal ñoo ko raw
bëgguñu seen peuple bëgguñu seen dëkk seen intérêt personnel la ñuy mettre en avant ils s'en foutent du peuple voilà yéen nag population bi yéen a war a yeewu ngeen xam li gën si yéen ngeen koy def ndax seen nitu diine yi boole nañu di wax si feebar bi te ñun bu ñu waxee ñoom ñu déglu leen seen président wax na seen leader politique yi wax na ah gars yi nekk si forum civil beeg gars yi même ñiy def live yeeg tout ça la plupart boo xoolee gars yi def live yi nga xam ni vraiment Sénégal mën leen tax a jóg ñoom ñëpp wax nañu le positif par rapport à ça mooy dañoo bàyyi li ñu jàppoon lépp ne lu leen ñor mooy Sénégal ndax lu touché Sénégal touché ñu mënuñu see mënuñu see raw lu touché Sénégal ñun mënuñu see raw buñ ci rawet suñu mbokk ñoo ngi fa voilà affaire bi loolu la il faut nit ñi ñooy demal ñooy boo sentiree loo xam ni sa yaram comme signe ñu wax yi nga sentir ko nga woo numéro buñ la wax y a pas de honte tu vas en sortir grandi man pour man y a pas de honte boo demee ñu tel la boo ko teelee gis boo demee dañ lay faj ça se soigne mais boo demee ba mu egg situation ba nga xam ni mënutoo nooyi il faut ñu defal la réanimation te réanimation bi c'est pas sûr évident nga génn si parce que boo gisee cas yi fii yi ñuy wane nii boo ko gisee nga gis ni ñuy nooyee ni ñu leen di wëlbatee tout ça sa yaram day daw ni ñuy nooyee ni mu méttee buñ la demee ba yóbbu réanimation nag c'est là fa la danger bi nekk am na ñoo xam dañ koy am ba pare ñu traité leen ñu wér si donc yow boo sentiree loo xam ne sa yaram kët nga woote di nga sauver sa mën nga sauver sa bopp sauver sa famille mais yoo xam ne yaa ngi koy nëbb di lor sa bopp te boo ko nëbbee tôt ou tard dina feeñ mais boo feeñ ce sera trop tard dina feeñ nga wàll ko sa peuple waaye wàll ko sa dëkkandoo wàll ko sa yëpp ñu jël benn quartier entier nga lor sa quartier yëpp benn quartier entier ñu jël leen ber leen confiner leen ndax benn nit di nga may sa bopp way boo xam ni kenn du ko mës a fàtte temps kii bi Sénégalais du ñu fàtte yenn yi duñ ko fàtte am na ñoo xam duñ ko mës a fàtte donc yow sa bopp ngay jël sa mesure bopp jël sa responsabilité bopp voilà et nga assumer nit dafay assumer du loo xam ne yaa ko teg sa bopp loo xam ne la yàlla suñu borom moo la ko teg yow tegoo ko sa bopp kenn du gis jël feebar di ko teg boppam waaw te loo xam ni jógewul si yow soqeekul si yow ay nit ñoo la ko jox ay nit ñoo jóge feneen mu dëkk feebar bi soqeekuwul Sénégal dañ ko fa indi comme nu mu nekkee si àdduna bi yëpp bu doon sax Sénégal rek waaye amul Sénégal rek États-Unis Espagne Italie France dans les pays les plus développés Angleterre amul fenn foo xam ni feebar bi laalu ko te dëkk yooyu ñooñu ëpp doole ñooñu ëpp moyen li ñu amuñu ko suñuy wax ay lii ay 5000 lii 6000 lii 8000 lii maanaam lii yoo nga xam ni dafa am seen appareil yi muy yu réanimé ñuy jox machine yi ngay noyyeeg tout ça loolu bu demee ba dépassé leen mu am ñu bëree bëri ñu ko soxla am na dañuy mujj si bi dañuy tànn ñu ñuy sauver ak ñu dul sauver foofu la ñu bëggul egg foo demee ba affaire bi dépassé la ngay tànn koy sauver ak ko du sauver xam nga loolu doomu aadama dafa dis si moom boo demee tey ba affaire dépassé ba nga naan kii laay sauver ki moo gën a sonn wala ki moo gën a nekk xale ki moo nekk mag xam nga loolu xam nga en plus les personnels de santé ñoom aussi fàtt naa ñoom duñu wax si ñoom parce que ñoom itam ñi feebar bi di dal ñu si ëpp ñoom si la ñu bokk da leen di touché parce que ñoom ñooy jege malade yi déjà poste de santé yi balaa ñoo egg fenn nit ku feebar si poste de santé yi ngay dem boo demee ñoom ngay njëkk a waxal ñu wax la bu fekkee am nga ko ñoom protégé wu xam nañ ko da leen di dal ñoom ñooy nekk devant donc ñooñu tamit ñu xool seen situation xool nañ leen di jàppale seen famille jàppale leen bu baax a baax parce que ñun tam bu fekkee dañ ko am ñu ñibbi seen kër dañ koy wàlle seen famille te ñun xam ngeen ñun ni ñuy dundee ñun Sénégal ni ñuy dundee benn famille bokku la comme fii Europe nga xam ni même yow boo feebaree yow kese yaay dëkk wala famille yi bari wuñu fii yow da ngay ñëw dëkk benn kër moo xam ni macha allah xam nga ak promiscuité bi tout ça yëpp lenn bu la dalee rek mu dal ñëpp ak sa voisin yi ñëw di la nuyu si di la seet si fii gars yi moom ay demalanteeg yow je pense que léegi Sénégal ils ont compris ça
ils ont compris ça maintenant ku nekk toog na sa kër en attendant que les choses rentrent dans l'ordre comme ni ko ñëpp di defee donc nit booy rey da ngay rey lu baax boo gisee français bi mu def nii espagnol bi def nii wala léegi ñëpp toog seen kër itam nga toog sa kër nga yer sa gaan yow nga xam ni lii bu fi excès dina doy waar trop donc fagaru moo gën faju man boo gisee ma sol sama masque nii di wax tout ça c'est pour vous dire que comme ni ñu koy waxee l'heure est grave mënoon naa dindi sama masque mais pour wax leen ne leen dafa graaw masque bi dama koy sol tout le temps dama am ay masque fii di changer di jël kat affaire voilà c'est pour me protéger ñeneen voilà te à propos masque yi tamit ñi nga xam ne dañoo yore seeni masque di ko sol gis naa ñëpp di sol masque foofu Sénégal masque yi doo ko sol ay une semaine wala 2 jours wala 3 jours masque yi durée de vie bi yàggul kii lu mu tëddee masque yi te boo ko solee nga am moustache wala dara wala nga ñaq wala léeg la yaa ngi indiwaat ay yeneen microbe si yow muy dugg parce que da nga koy noyyi nii di laal sa loxo wala léeg la donc masque yi du question daa am nu ñu koy solee waaw masque yi doo ko téye ay 1 mois wala 2 jours parce que am nga masque ngay def ni chaque fois non li gën a am solo mooy raxas loxo yi chaque instant raxas loxo yi moom am na solo benn paire am solo boo xam ne bul comprendre voilà masque yi moom la plupart du temps dañuy wax ne masque yi pour ñuy feebar wala ñuy saqat kuy saqat moom mun nga wut masque pour yow boo saqatee affaire bi doo ko tis ñeneen ñi bu dee ñeneen ñi maanaam léegi dañoo war a bàyyi di jàkkaarloo di wax lu toll si 1 mètre lu mu bon na yem si 1 mètre quoi parce que man li may dégg fii muy lu baax muy ay conseil ma koy dégg loolu rek laa leen di retourner man je suis pas spécialiste en quoi que ce soit mais damaa xam ne lu baax la ma koy gis fii nit ñi di ko jëfe ma koy jëfe man itam pour aar sama bopp su ma ko mën a partager ak suma peuple am ñi nga xam ne du ma ne sama peuple xam nañu bu baax a baax ndax ñoo ngi joxe ñoo ngi digale mais du ñëpp a xam parce que boo waxee nii dina am ñoo xam ne xamuñu dinañ jële wala ñoo xam ne xamuñu dañuy rus a laajte wala lu bëree bëri dañuy rus a wax ne xamuñu wala quoi que ce soit donc yow boo waxee ñoom ñu dégg la dinañ si jële la loo xam ne peut-être comprendre duñ ko woon dinañ gën a comprendre parce que àdduna noonu la loo déggaat ko rek dina am leneen lu bees di nga gën a comprendre plus ñu lay wax plus ngay gën a comprendre plus ngay dégg plus voilà ba information bi di gën a jàll donc voilà la vérité donc dina métti nag trop confinement bi parce que am na ñoo xam ne bu ñu génnul lu ñu lekk Sénégal suñu système nu muy dundee nekkul comme fii quoi le jour ça dépend ces jours ngay dem liggéey ko leeg la mais yàlla baax na santé moo gën a santé def naa moo ëpp solo voilà ndax boo amul wér dootal liggéey bay am dara wala leeg la donc nañu jàppalante daal suñu biir lii je pense que du yàgg rek yàlla dina saafara lépp bu soobee yàlla bu ñu booloo nekk benn rek l'union fait la force adduna bi yëpp booloo nañu lépp li leen boole woon jël nañ ko li leen doon jaxase ñu fiy xeex di wax léegi sa actualité bi yëpp dans le monde c'est maintenant c'est quoi coronavirus munoo taal télé dëkk boo gis anglais français espagnol lingala français ma ne la olof dëkk boo dem laa la wax ni langue boo gis si loolu la ñuy wax corona rek ngay dégg donc nag buñ ko demee xeex ko ba affaire bi ñu teg ko de côté après ñëpp ñu delluwaat suñu activité adduna bi continuer nu mu meloon c'est tout mais pour le moment c'est ça ñëpp si war a teg ñëpp ñoo si war a ku war a wax nga wax ku am moyen pour réagir nga réagir affaire bi bu kenn xeeb dara ku nekk am na lu la yàlla may voilà bu kenn xeeb dara voilà bon je pense que loolu laa amoon lu may participer aujourd'hui par rapport à ça donc je pense que
sama mbokk sénégalais yi dégg ngeen ma bu baax a baax surtout damay lancer tamit sama mbokk waa Thiès yi parce que j'ai appris parce que damay suivre information yi maa ngi dégg ni am na 200 personnes je sais pas si je me trompe pas yoo xam ne kenn gisu leen donc ñoo ngi leen di wër donc voilà donc ñooñu seen mbokk yi wala ñi xam ne lañ leen woo ñu ñëw parce que 200 déjà dafa bari 200 yooyu ku si bu fekkee dañoo feebar wala am na ñu si feebar bu ñu laalee yeneen ku nekk laal 3 personnes day gën a bari donc démb maa ngi ko déglu je sais pas si c'était le gouverneur je sais pas chef de district je sais pas je veux pas faire des trucs daal ñoo xam ne gisaguñ leen ñoo ngi leen di wër donc voilà parce que benn hôpital bu ñu demoon xaw ma lan bëgguma joxe ay information yoo xam ne wóoruma parce que aussi fausse information aussi baaxul si cas yu demee nii parce que damay gis si net bi ñoo xam ne dañuy divulguer yoo xam ne di wax yoo xam ne dara amu si di alarmer population bi xam nga te affaire da leen a concerné quoi fausse information yi moom baaxul parce que dafay yóbbu nit ñi si ay erreur yoo xam ni ñi di inventé naan jiw di inventé naan jiw dafa feebar fekk feebarul xam nga jiw dafa feebar wala koñ bee gis nañ fa lii wala lii ak laa dans quel but affaire bi du caaxaan affaire bi du faux affaire bi réalité la yéen a ngi def di reetaan di xàqataay mais am na ñoo xam ne reetaanuñu Espagne Italie ba ngay gis ay des milliers de morts ba nga xam ni ñi dee yi sax amuñu fu ñu leen suul dañ leen di lakk wala dara xam nga kenn julleetu leen kenn sangu leen kenn defu leen dara xam nga ñooñu du ñu reetaan wala di jël contrat bi di ko fowe wala naan da nga siy tëgg di si way ak ay kat di si way yenn way yoo xam ne c'est pas di reetaana di kafaka ree parce que du caaxaan waaw du caaxaan donc voilà et je vous dis bonne journée defe naa nag waxuma fi loo xam ni vraiment nit war na ma fi mun a mere wala moo fi jëlal ki quoi que ce soit bu fekkee wax naa loo xam ni wóoruma ko wax maa ngi jéggalu bu fekkee tooñ naa nit wala wax naa loo xam ne daal wax nga xam ne ngeen xam ne rek wax moo metti mais le but c'était pas ça mon but c'était wax ak sama dëkk sama waa dëkk pour ñu xam ni ñu jóg seen bopp daal loolu moo ma tax a jóg pour yee sama waa dëkk donc voilà maa ngi jéggalu nag ngeen baal ma ak bonne journée man maa ngi liggéey mais maa ngi liggéey mais maa ngi protéger sama bopp maa ngi def lu ma mun pour aar sama bopp man itam su ma mënoon toog sama kër damay toog sama kër mais comme li may wax au moins choix dama am kayit bu ma puñ ma wutal boo xam ne daf may permettre ma liggéey parce que ñun itam foo ko ñu liggéey ñoo ngi koy xeex à notre manière ñun tam ñoo ngi koy xeex à notre manière Konara bi parce que on a besoin de si liggéey yi ñuy def yi donc voilà allez mes amis jàmm ak jàmm allez bonne journée